mbokk yeeg xarit ñuy seetaan maa ngi am mbégte dellusiwaat tey ngir waxtaan ak beneen invité fii ci Yerim Post comme niñ leen ko diggee woon rek Yerim Post espace la boo xam ne nii dinañ jëli ñëpp ñi nga xam ne ñoo seq réew mi di waxtaan ak ñoom ci problème yi nga xam ni moo ñor réew mi tey nag ma am mbégte lool di dalal Thierno Lo di nit koo xam ni ku ràññeeku la ci géopolitique gu Sénégal di nit koo xam ni ku ñeme li muy wax la ba pare doon nit koo xam ne aussi boo xoolee parcours am mi ngi jóge ci société privée maanaam jóge ci monde de l'entreprise soog a ñëw ci politique donc moo tax muy politicien boo xam ni politicien bu wuuteeg ak politicien yu bari la Thierno Lo dalal jàmm ci Yerim Post. Cheikh maa ngi lay remercier ci invitation bi te di la encourager aussi ci li nga taxawal. léegi question bi ma la njëkk a posé parce que yow da nga nekkoon ministre de l'environnement bi nga ko nekkee nga xam lépp li nga xam ni moo xew ci wàllu bois wàllu dénk wàllu bant nga gis lii xew Casamance ñu ni rey nañ fa fukki nit ak ñeent te ci wàllu dénk moo tax ñu rey leen yow lan nga ci xalaat ak lan nga ci jàpp ni moo ciy saafara. Cheikh wax nga dëgg, j'étais ministre de l'environnement xamoon naa problème boobu aussi ni mu demee mais li ma ciy wax rek ci gàttal mooy affaire mbirum bois dañ ko réglementé di joxe wax nombre de barigo yi nga xam ne bi monti war a jël at bu nekk ñi nga xam dañ koy exploiter di ko jël ñu tudd leen exploitant forestier ñoom ñooy defar këriñ ñoom ñooy joxe mat ñoom ñooy jël bois d'œuvre bi aussi di ko jox scieurs yi ñu koy defar ak di ko jël di ko exporter loolu yëpp boo ko boolee dañ daan def agrément jox la fi la jox wax la zone bi nga xam fa nga koy exploiter yëpp eaux et forêt di la superviser li muy def ñu méngali ko ak code forestier bi nga xam ne bi moom moo tënk mbir mi ni mu war a defee doon nañ ko def ay années mais bu ñu jëkkee nag ci mbiru Casamance dafa am benn problème bu fa am boo xam ne bii la fa gën a rëy xam nga dafa am li ñuy tuddee bois mort mooy matt yu dee moom la ñuy xambetaal yi am léegi li ñuy jël daf ko këriñ soo boolee loolu nga xam ne moom la ñuy utiliser mooy énergie bi nga xam ne bi mooy énergie domestique 60% yi ci foofu la yi énergie ñuy consommer ci foofu la jóge matt ak këriñ kon boo ciy réglementé mbaa nga ciy jël ay décision boo bañee ay pénurie di am comme ni pénurie ceeb ak dugub di amee ci biir Sénégal war nga fexe ba exploitant yi nga trouvé leen yoon woo xam ne wi këriñ du manqué matt du manqué kooku rôle état la. pour affaire Casamance nag très rapidement problème ba fa nekk problème mu bois d'œuvre bi la mooy bi ñuy defee meuble yi ngeen di gis ñu ngi ko dugal Sénégal en 1933 colons yi ñoo ko fi indiwoon bois artificiel la dañ ko jël dem jëmbat ko ñu ngi ko defoon ci toolu joolaay yi fi ñu doon béyee seen ceeb fa lañ ko defoon boole ci joolaay yi mu doon créer ay emplois yu bari ci biir àll bi ñu tudd ko ay emplois ruraux léegi nag loolu comme ay milliards lay jar dañoo gis ay réew yu mel ni ay Chine ay pays yi nga xam ñoo wër Sénégal ak ñeneen di ko soxla di ko jël di ko exporter moo tax bi conflit Casamance bi amee rebelle yi ca comme xam ne nit ñu yeewu nañu ñu dem seet fa nga xam ne bi fa la bois boobu nekk ñu ñëw créer fa insécurité ba eaux et forêt du fa jaar armée dootu fa jaar ñu commencé ñoom di ko exploiter seen bopp. maanaam daal su ma la déggee mooy waaw tey bu ñu bëggee régler problème boobu problème mu armée la problème mu sécurité la maanaam il faut armée ba dem fa rebelle nekk jële leen fa pour dindi trafic boobu. wala dégguma la bu baax. li nga wax noonu. effectivement man moom laa mooy sama position ci problème mu Casamance. waaw problème mu Casamance du problème ak ay population wu Casamance. population Casamance lan daan revendiquer bu njëkk mooy ñu jóge ci nord bañ demee occuper administration occuper mbay ma occuper njaay ma occuper lépp ci kaw doomi Casamance pour nga dem Casamance amoo problème fa dafa am revendication citoyenne bu fa amoon nit ñi di cotiser pour def ko man sama service société bi ma nekkoon amoon na fa ku tudd Barthélémy Diatta buñ daan ñëw di recouvrer cotisation yi ci kanamam fa la may fekk ma waxtaan ak moom mu expliquer mu mbir yi mais revendication yooyu dafa jeex bi état central ñëwee jouer ay rôle am indi ay bateau indi ay yoon biir Casamance doomu Casamance yi nekk ay ministre ñi nekk ay député ñi nekk ay directeur ñi nekk parlementaire ñi nekk ci biir armée bi
kon ay citoyen lañu comme man mi dëkk Darou Moussi ak yow mi dëkk Louga donc amatul ay problème de citoyenneté ou quoi que ce soit mais nag bi gars yi profité ci affaire bi nag indi ko léegi ci benn exploitation nag xaalis bu bari buy ñëw ñu koy séddoo loolu moo tax mouvement MFDC créer insécurité autour des forêts commencé nag yooyu forêt du dugg armée du dugg gendarmerie du dugg kenn du dugg ku leen neexul ñu commencé di jël cette mine d'or là di ko séddoo léegi bu nu buggee problème bi jeex problème bi du problème mu code forestier code boo gis mën nañ koo modifier boo ko contexte laajee mais lii xew problème de sécurité la dañoo war a sécuriser forêt bi ba ku fa mën a dugg fa ooyo forêt man faa dellu soit liggéey ak population yi ñu régénérer forêt bi mu daal di jóg ñu créer ay emploi ressources yi des ci biir waa Casamance ñu defal ci seen réew. waaw loolu nag li nga wax nii daf may dugal ci question bu gën a global. tey boo bëggee régler problème mu Casamance. est-ce que problème mu négociation la est-ce que problème mu accord la wala est-ce que problème mu rapport de force la est-ce que problème mu doole la. problème mu xeex la régime yi fi jaar yépp dañoo échoué xam nga dañuy échoué. problème bii da dul jeex ba ilaa yawmil diine tant que ñu ngi jël Sénégal dagg ko ci ay zone ne bon faction bi yaa yor fii bii faction yaa yor fii bii faction yaa yor fii te foofu dem ci benn faction alal ju bari moo fa nekk du ñuy séddoo trafic de drogue trafic de bois et de toutes les ressources forestières yu Casamance lañ fay exploiter amu ci zone bu yorul ay richesse ba pare am ñeneen ñoo xam ne dañu nekk ay doomu Casamance occuper ay postes bëggunoo perte poste yooyu wékku ko ci ne am nañu relation ak waa Casamance am nañu relation ak rebelle yi ku nekk am sa faction am beneen société civile boo xam ne bii noonu la mel mu nekk donc benn affaire wax bi ku ci nekk dañ ciy jëfandikoo pour defar sa affaire pour préserver ses positions donc problème bi dootu problème mu indépendance problème mu koppar la problème mu position la ñu koy utiliser ci itam di wax faction bi jël na bii faction bi mooy nga jël territoire du Sénégal di ko séddale di ko contrôler la ñeneen ñoo xam ne doon armée sénégalaise kooku suñu constitution mayiwu ko c'est pas l'intégrité du territoire kenn waru koo def je considère ku koy def rek yow war nañ la traduire. waaye léegi bu yaa ngi compartimenté kii li ñu war a def mooy nañu dindi intermédiaire yi président de la république na dem ak armée bi nga xam ne dañ ko koo dénk nekk nañu sécuriser suñuy bien na sécuriser le territoire ñu jox la parole aux généraux en leur demandant de régler ce problème. Armée sénégalaise am na professionnalisme am na équipement am na lu nekk yoo xam ni c'est pas 100 personnes ou bien 200 personnes yoo xam ni ku ci nekk xam nga fu mu nekk xam nga ko ko jiite du loolu moo leen mën a téye il faudrait que ñu bàyyi leen ñu ratisser sécuriser le pays parce que xeexuñu ak doomi Casamance c'est des bandes armées yoo xam boo demee da nga fa fekk ay Libériens fekk fa ay Gambiens fekk fa leneen yoo xam ni koppar bu bari moo leen fa indi.